monsieur le préfet waxe ñuy gërëm bu baax waa Mbour yëpp di gërëm son excellence le président de la République Macky Sall di ko féliciter ci ndam yi nga xam ne yàlla def ne mu tombe ci Sénégal tombe ci moom mooy ci benn semaine bi ñu def ko président de l'Union africaine ci semaine boobu ñu gagné ci Coupe d'Afrique des Nations ñu ko ci félicité di félicité Sénégalais mu félicité Lions yi di félicité Mbuurwaay góor comme jigéen ci ni ñu déroulé campagne bu rafet campagne yu jàmm ak salaam ni élection yi déroulé ba ñu agsi ci résultat yi ñu jël seen confiance def ko ci liste Benno Bokk Yaakaar kon waa Mbour yooyu ñu ngi leen di gërëm bu baax tamit di leen sant di sant également yeneen liste yi nga xam ne ñun ak ñoom ñoo bokkoon joŋante bi di leen gërëm ci ñoom ñëpp seen taxawaay te ñu xam ne ñun ak ñoom ñoo bokk benn passion mooy naka la ñuy def ba Mbour ñu yóbbu ko ci kanam ñoom tamit ñu ngi leen di encourager di leen wax ne élection yi jàll na campagne bi jàll na Mbour moo des te Mbour gi des ñun ñëpp ñoo ko bokk kenn ëppaliwul ci sa morom dara ñu ngi leen di tàllal loxo ñun ñëpp ñu ànd defar suñu dëkk bi ñuy félicité bu baax nag monsieur le préfet ak administration ci ni ñu defaree organiser élection yi ba mu doon élection yoo xam ne ñëpp xam nañ ne local mooy élection yi gën a metti organiser ci élection yi waaye ñoom yàlla suturaal na leen ba ñu organiser ko ci nu mu gën a baaxee ba département bi yëpp vraiment ñu ngi sant yàlla ci qualité wu organisation élection yi monsieur le préfet yaa say service ñu leen di félicité bu baax ñuy suñu xel yi nag di dem ci ñi nga xam ne fii ñu toog tey ñoom ñoo ñu fi jiitu di ko dalee ci Ibou Kébé ba ci El Hadji Fallou Sylla jaar ci Demba Diop ñoom Dour Samba Sow Amadou Ly sunu papa Ahmed Sarr Abdou Mané Moussa Ndoye Ibrahima Souare Tafsir Demba Diouf ak ñoom Mbaye Diagne ñoom ñëpp ku ci nekk bi nga toogee fii li nga mën def nga ko ñu ngi leen ciy gërëm bu baax di leen sant di leen ñaanal sunu borom lépp lu ñu defoon ci lu baax yal na leen ko yàlla fay ci lu mu gën a yaatoo ñi nga xam ne ci ñoom jiitu ji nañ ñu ngi leen di ñaanal yàlla xare leen ci àjjana yi gën a kawe ñi fi des yàlla bàyyi leen fi may leen wér-gu-yaram bu yaatoo yaatu ñu continuer nag di ñu conseiller di ñu jàppale parce que comme ni ma ko waxee Mbour moo fi des te Mbour gii kat ñun ñëpp ku ci nekk war nga loo am loo man loo xam nga def ko ci pour que Mbour mel ni mu war a mel ci seen passage seen expérience tamit ak seen jaar-jaar di leen ci jéem a sukkandiku pour ànd ak conseil yi ànd ak administration déconcentrée bi nga xam ne ñoom ñoo nekk suñu pegg pour jàppale ñu accompagner ñu ba nga xam ne li waa Mbour yëpp di xaar ci ñun ñu mën ko def ci nu mu gën a rafete ci campagne bi ñu ngi doon waxtaan ak askan wi ci seeni préoccupation ci seeni problème amoon nag benn proposition bu ñu defoon ñu tudde ko woon programme de modernisation de Mbour muy programme yeesal Mbour ñu ngi ñaan sunu borom mu may ñu kàttan ba lépp lu ñu ci defoon ci action prioritaire mu nekkoon 100 ak yeneen mu may ñu kàttan ñu def ba def lu raw yaakaar ak njortu waa Mbour te lépp nag ñu def ko ci nu mu gën a rafete def ko pour delloo njukkal waa Mbour def ko pour delloo njukkal Mbour gi nga xam ne moom dong lañu am lépp nag ñu bëgg koo def également ci waxtaan ak diisoo secteur boo xam ne nii war nañ fa intervenir ñu ngi tàllal loxo ña fa nekk acteurs yi tàllal leen loxo pour waxtaan ak ñoom ànd ak ñoom ñu xool rek yan solution ñooy solution yi gën pour que ñu mën cee dem ci nu mu gën a baaxe ak ci nu mu gën a gaawe parce que Mbour ñun jàpp nañ dafa nekk ci urgence te malade bu nekkee urgence dañ ko war a sofsatoo te prise en charge bi dafa war a gaaw loolu moo tax ñuy tàllalaat loxo ñëpp incha allah pour que yàlla jàppale ñu ba ci domaine yëpp wàllu njàng mi ak formation wàllu urbanisme defar suñu dëkk bi ba mu taaru ak cadre de vie bi habitat wàllu wér-gu-yaram ku feebar faju wàllu mbalit mi
marché yi tourisme bi nga xam ne ku wax tourisme saxal dem si Mbour war nañ fexe ba Mbour tamit di bénéficier aussi tourisme boobu si nu mu gën a yaatoo ay quartier si Mbour dëkk bu nekk commune depuis 1926 ba tey amuñu ndox loolu war nañ si gaaw song ko nu mu gën a gaawee ba quartier yëpp bu ñu ubbee seen robinet yi ndox man fa génne te mu doon ndox mu sell loolu tamit war nañ si gaaw jeunesse bi kenn du leen fàtte incha allah si seen i passion muy sport wala culture wala nangam wala seen i formation renforcer seen i capacité waaye également seenam xëy lépp luñ mën dinañ ko ci def pour que ngeen gis seen bopp ci mbir mi ku bëgg a jàng ku bëgg a formé wu te ku formé wu mën a am liggéey te ku liggéey mën a am xaalis boo jàppale sa bopp jàppale say wayjur loolu incha allah dinañ ci taxaw si nu mu gën a baax. femmes yi tamit ñoom priorité des priorités lañ ñoom ñoo yor kër yi ñoom ñoo samp kër yi ñoom ñoo dëgëral kër yi incha allah lépp lu jëm ci seen i formation ci seen i financement seen autonomisation incha allah dinañ ci taxaw si nu mu gën a gaawee ak seen responsabilisation tamit ñu gis leen seen i taxawaay si dëkk bi ba ñu xam ne lu góor mën jigéen mën na ko loolu également dina ci ànd ak yéen ba mu gën a fës incha allah. wàllu communication tamit lépp lu ñuy def wax nañ léegi ne dañoo bëgg a maire bi nekk une maison de verre mooy lépp lu ñuy def nekk lu leer nañ ñëpp xam ko gestion participative citoyenneté bi bëgg nañ koo tàllal ba ñëpp gis ko ku am information boo bëgg ci maire bi doo am benn blocage lépp lu ñuy def ñëpp xam ko ku ci bëgg a participer ci conseil de quartier yi ñu yëkkatiwaat ko les acteurs yi nga xam ne ñoo nekk communautaire de base tamit ñu yëkkatiwaat leen ba ñu mën a nekk ci askan wi waxtaan ak ñoom informatique dinañ ko dugal ci gestion administrative bi ci lu mu gën a yaatoo ba nit bu soxlaawee ay papier ci mairie bi à 1h du matin bu ko neexee ci lalam mu commencé procédure bi bu xëyee mu ñëw àggalee ko ci biir mairie bi. bëgg nañ également une présence mooy ku ñëw ci mairie bi ak soxla boo mën a am boo ñëwee nga fekk fa interlocuteur koy waxal koo xam ne la ngay wax ak moom dina àgg sa fa mu war a jëm te incha allah luñ ci mën ñu def ko ci. loolu yëpp nag li tax ñu am ci yaakaar mooy ñi nga xam ne actuellement ñoom la Mbour wóolu muy 80 conseils yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci liste bi ku ci nekk ci ñoom yaa ngi talent bu Mbour soxla ku ci nekk ci ñoom yaa ngi expertise bu Mbour soxla ku ci nekk ci ñoom yaa ngi compétence bu Mbour soxla te jàpp nañ ne buñ boolool yooyu yëpp booleeg également société civile bi booleeg diaspora bi li ñu mën a indil booleeg les personnes ressources yi nga xam ne également ñu ngi ci dëkk bi te ñun ni ñu développement dëkk bi intéressé leen noonu def naa ne buñ booloo loolu yëpp lépp lu ñu nësir wala ñu bëgg ko pour développement Mbour yàlla mën nañu ci dimbali ci nu mu gën a baaxe li ñu bëgg daal mooy repositionner Mbour ba mu bokk ci dëkk yi gën a baax yi gën a neex a dëkk ci Sénégal bokk ci gën a rafet bokk ci nga xam ne ñoo gën a respecter environnement bi bokk ci dëkk yi nga xam ne les risques de catastrophe dëkk yi ko gën a mën a dékku ba nga xam ne du sooxal économie bi du sooxal santé bi du sooxal jàng bi mu bokk ci dëkk yooyu loolu mooy suñu objectif te dinañ jël tamit lépp loo xam ne maire bi moo ko moom dinañ ko delloo ci askan wi ba askan wi gis ko avec benn transparence ak participation bu wóor ak reddition des comptes képp kuñ dénk dara incha allah dinañ organiser wu ba nga mën a taxaw ak askan wi wax leen li ñu la dénk lan nga ci def. contact avec les quartiers également du dañ dinañ xool après ak équipe municipale bi ak conseil yi nu ñuy defee yenn saa ay descente ci ay quartiers waxtaan ak ña fa nekk pour ñu xool seen i préoccupation fan lañ ci toll ak li ci des naka la ñuy fexee ba gaawal ko parce que comme ni ma ko waxee rek Mbour fi mu nekk nii soxla na rapidement ñu song ay problème am pour que ñu mën ko repositionner nag ba mu àgg fa mu war a àgg ci côté boobu tamit intercommunalité bi incha allah dina ci liggéey bu baax ñu nag suñu collègue maire yi nekk ci agglomération de Mbour bi ànd ci ak administration territoriale bi ak les services déconcentrés dinañ waxtaan ci nu ñuy bokke ay yenn projet d'envergure yi
surtout mbalit mi ak yeneen bu ko defee ñu mën a liggéey ensemble suñu dëkk bi ñu mën koo defar ba mu mel ci dëkk yu baax yépp ñu war a mel ñu am ko. donc loolu mooy li nga xam ne bëggoon naa ko def di gërëmaat bu baax gan yi fi ñëw waa Mbuur yi di gërëm bu baax autorité religieuse yi sëriñ yi fi nekk ci dëkk bi yépp kilifa diine yi borom daara yi imam yi autorité traditionnelle yi fii am na collectivité Mandeng am na Joola am na Tukulóor am na Séeréer am na Manjak am na Lébu Mbuur seen ville cosmopolite yépp ñu ngi fi te organisé wu nañ organisation bu baax ba pare di liggéey ak di jokkalante bu rafet ba Mbuur sur le plan culturel kenn du ko wax ci Sénégal te boole ko te loolu nekkin bu rafet bi ñu nekk moom moo ñu ko waral. donc ñooñu tamit ñoom ñëpp ñu leen di tàllal loxo dina wax ñaan yi tey la war a gën a continuer parce que ñu ngi door a commencé liggéey bi te waa Mbuur dañ ñoo yónni te dañ ñoo yàkkamti incha allah ñuy ñaan yàlla defal ñu jàmm yokk fi sutura ba Mbuur liñ si bëgg ñun ñëpp ñu defal ñu ko waaye mu defal ñu ko si jàmm ak salaam ak wér-gu-yaram bu yaatu. pandémie bi ba tey ñu ngi xeex ak moom ba tey ñu ngi am ay résultats yu baax waaye ba tey mu ngi résister. yàlla nañu yàlla dimbali ba mu gaaw fi jóge ba nit ñi continuer di liggéey si nu mu baaxee le climat social également yàlla def jaare la ko si Coupe d'Afrique bi ak yeneen ba climat social bi apaisé wu ñiy jàngi ñiy faji ñiy liggéey ñii de sport reprendre seeni activité Mbuur ak Sénégal yëpp jëm ca kanam ma leen di gërëm bu baax di leen sant jërëjëf